mbokk yeeg xarit yi ñoo ngi leen di nuyu di bëgg rek xam ngeen ko saa su ne di ñëw ak yéen ci seen émission Tam Tam fii ci RTS 2 waaye nag nañu koy jiitalee saa su ne mooy yal nañu yàlla may jàmm ak salaam yal nañ ko bokk ak àddina yëpp mbokk yi waaye tamit di ñaan wér ak wérle parce que nag wax dëgg yàlla suñu amee jàmm bu nu wéree wérle yaakaar naa ne danañ mën a dox ci soxla yi kon nag ñi nga xamante ne bi ñoo ngi ci hôpitaux yi ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax di leen ñaan wér ñu dellu ci seen i kër waaye tamit ñi nga xamante ne bi ñu ngi ci seen i kër feebar mbokk yi dañuy faral di wértalikoo li nga xamante ne bi moom mooy télévision ñooñu tamit ñu ngi leen di ñaanal vraiment ñu wér bu baax a baax ak ñi nga xamante ne bi saa su dee ñoom itamit dañuy jot ay yóbbante nekk ci prison Sénégal yi ñoom itamit di wértalikoo télévision ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di ci nuyu bu baax nag ñi nga xamante ne bi mooy waa camp pénal mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci émission Tam Tamu tey bi fii ci RTS 2 di fàttali nag ne yéen a ngi ñu jot ci canal 5 bu TNT ñu ñëw ak yéen nag ci lu am importance ànd ci ak madame Awa Ndoye Diop mu ne lan mu ne éducation et civisme alors tey la mu ñu indil mbokk yi yaakaar naa ne waxtaanee ko daf ciy baax lool muy occupation anarchique bu voie publique dinañ ci ñëw tout bu ci kanamee ak suñu invité bu ñu jógee ci loolu dañuy ànd ak suñu xarit Mage Magique parce que nag Mage wax dëgg yàlla saa su ne la mu ñu indil ci hijab mooy ay démonstration yu am solo mbokk yi dinañ ñëw ci loolu bu baax a baax dans quelques instants bu ñu jógee ci loolu nag dañuy ànd ak suñu tonton Lamine Ndiaye parce que nag saa su ne tonton Lamine Ndiaye ma ngay bay waaram di wéy di bay waaram nag ci li nga xamante ne bi moom mooy culture ci biir loolu ba ca kanamee dina am artiste bu mag bu nga xamante ne bi dinañ ko recevoir naam at yee bëriwul waaye dinañ ko recevoir bu baax a baax c'est vrai que nag gis ngeen clip bu nga xamante ne bi tonton Lamine nekk na fa daal lu nga xamante ne bi mooy gentleman koo xamante ne bi macha allah toppatoo na soxnaam bu baax a baax dinañ ci ñëw dans quelques instants waaye nag ñu am invité saa su ne dañuy kontaan ci ñi nga xamante ne bi dañuy ñëw partager ak ñun ay xam-xam ñu dellu partager ko ak sunu téléspectateurs yi tey ñu am mbégte di recevoir monsieur Alioune Badara Sy di consultant en sciences sociales coach en communication en stratégie d'entreprise mbokk yi madame Régie dellu si waat waaw dañuy kontaan nag saa su ne mbokk yi di feggoo ak suñu xarit madame Awa Ndoye Diop nga xamante ne bii la mu ñuy indil saa su ne mbokk yi am na vraiment importance ci réew éducation ak civisme te duñu tàyyi saa su ne mbokk yi di ci xuus waaye nag dañuy kontaan parce que nag wax dëgg yàlla koo xamante ne bi boo ko gisee bañ yi ngay njëkk a gis madame Awa Ndoye Diop vraiment kontaan naa ci tub ba nga xamante ne bi indil nga ma ko tey maa ngi lay dalal jàmm toujours un très grand plaisir di la recevoir fii ci plateau Tam Tam. Yaxam maa ngi lay fay tey moom yow lay commencer parce que je veux retrouver cette joie de vivre comme j'ai l'habitude de le dire machallah après me tourner ci sama partenaire sama tonton exactement maa ngi lay nuyu lu bari tonton d'accord di nuyu aussi sunu invité bi muy Alioune Badara Sy du consultant ñu war a partager ak moom lu bari ci thème bi ñu tuddee ko occupation anarchique de la voie publique maanaam ki toog fi mu warta toog li ñëpp bokk ñu xool naka la ñu mën a trouver ay solution di nuyu tamit Mage Magique je pense que bu ñu duggee ba ci biir dinañ gën a mën a xuus ci thème bi comme ni ñu koy faral di waxee. jërëjëf madame Awa Ndoye Diop incha allah danañu ci waxtaan bu baax a baax ba ci kanamee waaye nag di dalal jàmm ku nga xamante ne bii xam ngeen ne kenn la ci ñun muy tonton Lamine Ndiaye fu artiste nekk dana ko indi maa ngi wax sànq ne ma ngay wëyal li nga xamante ne bii moom mooy li muy liggéey ci wàllu culture def na des décennies et des décennies en tout cas duñu def rek lu dul di ko dalal jàmm encore une fois ci plateau bi. tonton c'est un plaisir à chaque fois de le recevoir ci plateau Tam Tam rawatina nag ci bis bi. waaw jërëjëf gannaaw ba nga xam ne nii cuub ngeen seen jikko yéen ñaar ñi. waaw. man xam naa ni kenn du ma jiital du ma faqastal boole ci ndax ku ñu nëbb ci ron la doo feeñi liy tànk. dëgg la. ma xëcc ci seen nuyoo. waaw jébbal ko askan wi nga xam ne nii ñoo ngi jàkkaarloo ko ñun ñu fas yéene rek ànd ak ñoom waaye nag di leen gërëm di leen sant nuyu leen fa nuyoo tàmbalee. ba fa mu yegg fa lañu dalee di wéy te amul àpp jërëjëf kon nag gannaaw ba nga xamee ni wërngal gi yëpp nuyu naa leen di nuyu suñu invité partenaire la sax moom léegi fi mu nekk nii parce que madame Ndoye wax jot na ko wax ak tamit man daal jaaxal na ma quoi mange la magique. Très bien en tout cas justement ñu ngi dem nag ci Mage Magique Mage ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm toujours di kontaan ci sa teewaay parce que nag wax dëgg yàlla li nga xamante ne mooy hijab chaque semaine
nit yaa ngi xaar tey lan nañu Mage Magique indi ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. Merci beaucoup Yakham. Plaisir partagé man lay nuyu tamit di nuyu Ta Awa di nuyu tonton Lemme ak monsieur Sy. Bon tey Hijab du jour tam dina ñëwaat à beneen façon. ak benn cobaye bu rafet encore. très bien ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax waaye nag mbokk yi saa su ne dañuy gërëm ñi nga xamante ne bi dañuy bàyyi seen i soxla di ñëw fii di teew ci sunu plateau parce que nag sànq maa ngi koy wax gis ngeen émission tam-tam bii man mii di présenté bés bu ne ma jàng ci lu bëri ndax ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy chroniqueurs yi ma leen di gërëm di leen sant parce que ñooy wàcc ci terrain bi waaye nag ñi nga xamante ne bi ay expert lañu toog fii ci plateau bi ñu ngi ciy dalal jàmm bu baax a baax monsieur Alioune Badara Sy sànq maa ngi koy wax mu nekk consultant en sciences sociales coach en communication et stratégie en entreprise monsieur Sy ñoo ngi lay nuyu di la dalal jàmm vraiment di kontaan ci sa teewaay. merci beaucoup Yakham di gërëm di sant ci teewaay ci invitation bi nga xam ne defal ngeen ma ko pour ma profité wax li nga xamante ne lenn ci lu jëmale kanam réew mi parce que tey fi mu nekk ni fii ñu bëri bëgg nañ fi teew kon boole ma fi invité da ngeen am yaakaar tuuti ci sama xam-xam pour ma wax ci ma njort na ne xam naa ci tuuti loo xamante ne njëriñ la ma war ko bokk ak askan bi di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokk ak plateau bi notamment Lamine qui benn di icône boo xamante ne daan nañ ko yàgg gis ci théâtre kon bu ñu doxee ba tey yàlla suñu borom boole ñu bokk plateau dañuy xam ne sag la ci ñun ñoo ngi koy wax ne ko ñoo ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram di remercier aussi madame Diop mi nga xamante ne moo tax par le biais de son canal moo tax ma ñëw fii waaw te et puis remercier et vous féliciter aussi pour le travail que vous êtes en train de faire. merci beaucoup ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi ñu ñëw nag justement ci éducation et civisme ànd ci ak madame Awa Ndoye Diop tey la mu ñu indil sànq ñoo koy wax mooy occupation anarchique de la voie publique xaw na ko tekki nee na daal toog fu nga xamante ne bi waroo fa toog te ñëpp bokk ko en tout cas danañu am ay leeral dans quelques instants mbokk yi ñu dem xool dellu si waat. xam nga dañ ne maire taxe lay dunde juuti lay dunde mais tamit juuti bi nag fekk mu jaar yoon xam nga tey jii bu fekkee ñun moo tax bu ñu lay autoriser souvent dañ lay autoriser foo xam ne génnewul la voie publique am na espace yoo xam ne ça gêne pas la voie publique parce que nit ki mën na am cantine boo xam ne fi mu koy teg wala fi muy teg espacement am du doon la nga xam ne mu ngi encombrer donc la voie publique ñun ñooy dañ lay autoriser defal la autorisation ngay fay maire mais quant à baye boo ñu bëgg xaalis torop bëgg jur torop ñun boo ñëwee ñu xool ne fii nga bëgg a tegu donc day encombrer donc la voie publique ñun dañu di déedéet doo fa teg donc ñu tax amuñu problème boobu ñun boo ñëwee damay fay et tout on te dira ñun fayloo ñu la li ñu bëgg mooy fi nga nekk nii nga jóge fi ñooñu ñun ñuy dindi kenn du la jox benn autorisation ne maire moo la ko jox. li mu fiy liggéey moom maire bi car macha allah ñu ngi koy gis franchement dëkk bi moom changé na lu bëri léegi xam nga ne Yoff sax nekkatul village ndax gis nga ko bu dul assainissement bi gis nga nii mbedd yi set na mbedd yi yaatu na infrastructure yi yow gis nga Yoff ni mu changé car macha allah. sérieusement ñu ngi liggéey. am nañ ay emploi boo xëyee nii parce que bu jëkkoon nii Yoff da ngay gis booy di taxawaal du dem géej di def ay risques yoo xam ne doo xam sax nu mu toll ay xale yu jigéen ay plus de ay 100 personnes dem géej yor seen siwo di dugg si diggante gaal yi xam nga gaal mën na la tànca nga dee mais léegi ñu ngi leen di jël jóg leen fii di leen fay xaw ma 50 000 mais c'est bon moo gën nga dem géej parce que loolu risque la ñuy bale tali bi nice xam nga li ma la d'abord fi ñu toll nii ñoom vraiment maire bi moom ñu ngi liggéey quoi lenn rek laa xam ne benn erreur am na si mooy que ne seen sabo yooyu njorte amuñu parking man loolu moom laa xam ne loolu défaut la boo laa am ay sabox yooyu da ngay am parking foo xam ne oto bu ñëwee gaare fa loolu moom war nañ ko vérifier bu baax seetaat ka désordre bi moom ba tey mi ngi fi mais ñoom am nañu ay agents yu ma gis ñu teg ko fii ci marché bi ñoom ñooy ñëw di xool fu oto yi war a gaare wala fu nit war a lal mais toujours xam nga ne population yi foog am ñoo xam ne dinañu neex a waxal ak ñoo xam ne daal amuñu civisme daal li nga leen di tere foog dañ koy def. am na ci yoo xamante ne des fois day doon yoo xamante ne yu mënul a ñàkk la mais xam nga liy gën a ñaaw mooy voie publique kenn waru ko occuper loolu du yoon amul mbokka amul xarit amul doomu ndey amul lii voie publique parce que bu ñëpp tegee ci mbedd mi di jaay kenn du am foo jaar lépp dañ ko war a teg ci dëgg xam nga mooy voie publique bi ñu bàyyi kaax publique bi xam nga des fois da ngay gis ay saret ñu taxaw foo xamante ne fii doo mën a dem boo waxee ñu naan dama fay maire yooyu loolu waru la am dañ war a teg lépp ci yoon fii nit ñi war a dox ñu bàyyi kaax nit ñi fii oto yi war a dox ñu bàyyi kaax ñi oto yi fii sareet yi war a dox ñu bàyyi kaax sareet yi man de loolu laa ko gisee. réglementation mairie benn la rek maire bi dañ ne la yow yaa yor gox bi yaa war a saytu gox bi mais tamit maire warul àndax si waa gox bi loo xam ne du yoon parce que tey jii maire bu si autorisé sur la voie publique am nga droit def ko mais defal la nga xam ne donc du gêner donc la circulation
du encombrer tamit la voie et tout moo tax ñun bu ñu autoriser avant ñu autoriser sax dañu am benn équipe technique boo xam ne mu ngi sur place il faut mu dem sur le terrain xool ba xam ndax par exemple yow kiy bind Fatou miy bind dafa bëgg ndax loolu non mën ndax fii muy teg du gêner et tout ba pare ñoom ñu def le rapport technique boole ko sur le dossier mais ce rapport technique boobu lay xool ba pare soog a viser ne donc léegi kii accordé nañ ko. ñu def rek lu dul gërëm madame Awa Ndoye Diop ak équipe am ci reportage bi la di ci nuyu nag waa Yoff parce que nag am na vraiment ay mbedd Yoff yi nga xamante ne bi wane nañ ko waaye dafa mel ni loolu faaw ñu continuer di ci waxtaan parce que na nga ko waxee fu nga xamante ne bi waroo fa toog fu nga xamante ne bi oto war na fa jàll wala fu nga xamante ne bi ñiy dox foofu mooy seen place nga ñëw teg fa du yoon du dëgg du yoon waaye nag lépp dafa am réglementation bu nga xamante ne bi yaakaar naa ne état yëpp dañ ciy ànd mais léeg-léeg am ñoo xam ne dañuy jalgati ñiy jalgati sax defe naa moom moo ëpp parce que booy xool léegi mbedd yi léegi doo soo sax gisati tali yi ci yenn koñ yi ay sans citer de nom am na ci yenn tali biir usine par exemple boo fa duggee yow yaay éviter nit ñi yow miy dawal au lieu que nit ñi éviter tali bi te pourtant koo ci laal xëy na mu yuuxu wala kii am ci ñoo xamante ni dañuy teg seen cantine jaay yi foo xamante ni c'est pas autorisé waa ji tamit wax na ko léegi parfois da ngay dem ci côté boo xamante ne amul parking foo parquer yow nga jéem a xool ba teg sa oto après ñu ñëw sabo la yooyu yëpp aussi ay kii la yoo xamante ne xam nga moom la ñuy wax naan dañuy il faut sensibiliser d'abord ñu éduquer waat nit ñi balaa ñuy sanctionner te yooyu yëpp ñu ci bëri par ignorance moom moo tax ñuy def yenn yi je pense que c'est bien aussi comme am nañ fi expert bi dinañ mën a dugg bu baax ci sujet boobu noonu pour mën a sensibiliser d'abord sensibiliser éduquer ba pare mën a teg ay daan nit ñi xam lan moo leen ciy fekk buñ ko defee parce que après dañuy def benn mouvement di casse xëy na fekk na booy xool danoo nekkul ci yoon ñun ñii ko def donc loolu yëpp dafa waaye d'abord merci encore li may wax rek mooy problème bu fekkee ne da nga kaa bëgg sérieux da ngay xam saytu da ngay xam les acteurs absolument xam barab ba ñuy defee mbir mi xam tamit lu ko sabab xam la muy jur xam tamit solution yi nga xam ne moom lañ koy mën a apporter acteurs yi booy xool ñi ci ëpp marchands ambulants yi ñi ëpp di wax mais à côté des marchands ambulants am na ñuy importer meuble di ko indi di ko stocker foo xamante ni am na ni ñuy wax les mécaniciens amul benn politique de suivi de l'État amuñu garage officiel dañuy gis fenn fu yaatu rek ñu teg fa seen yëf am na ñi nga xamante ne on peut les appeler des mendiants Dakar dafa mel ne ñëpp a yalwaan dafay mel ne sax nit ñi ñoo bëgg sax nit ñi yalwaan leneen ni tamit aussi toujours dans l'occupation ci mbedd mi lu mel ne les charlatans da ngay toog ba yaa gis kenn ku ñëw rek dajale fukki nit rek nga xamante kenn da nga wax ji ñuy jaay ndekkeek añ ak yooyu ñooñu tamit ca lañu mais am na tamit ñeneen tax xam les acteurs culturels aussi ñu si xam ay ñaari jigéen ñetti jigéen jékki-jékki rek sabar organiser sabar ci koñ yi da nga wax ji politiciens yi aussi y a des rencontres y a des rencontres aussi côté confessionnel nga xam ne c'est un peu sensible di ko wax mais lu fi nekkal da ngay jékki-jékki dugg benn rue fekk ñu galan ko kenn du fu mën a jàll léegi yow boo ko galanul boo ko waxul autorités yi dara xew ci rue boobu ñu war a jàllale foofu auto sapeur muy war a jàll gis ne foofu galan nañ ko ñu war a wëri lañ doon mun a saytu indi amee jafe-jafe c'est pour dire que il faut d'abord camper les acteurs comme pour dire que actuellement Dakar fépp foo jàpp ne nit war a foo nekk teg nañ fa dara te teg nañ fa ba nga xam ne bokk na léegi suñu décor ba mel ne c'est très 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 normal léegi ci ban fan la léegi amatul passage piéton c'est ça da nga wax léegi ñi waroon dox ci fi passage piéton pour moytu oto yi léegi amatuñ ko parce que teg nañ fay yëf léegi ci kaw tali yi dañuy dox yemu ci léegi tali yi léegi moitié tali yi am na ñeneen ñu ko jël parce que damay gaare moitié bi keneen gaare moitié bale mu des tronçon bu ndaw benn oto bu fa paanee c'est toute la ville qui est exactement toute la ville day am problème beneen kii bi mooy da ngay jékki gis des garages routiers non conventionnels jékki-jékki rek ñu ne xool mu yaatu fi garage tel dëkk la fi garage clando sax ñoom dañu wax clando c'est la clandestinité léegi ñoom ñoo tuddee seen bopp clando ba pare nag nu mu tuddi doxee noonu léegi moo ñu taxaw loolu leen la beneen affaire mooy on ne voit plus de jardin à Dakar bi ñu nekkee xale Patte d'Oie Buldeuse HLM Patte d'Oie on voyait des jardins maintenant jardin yi c'est squatté par des gens et cetera xam nga les lieux de loisirs de football pour les jeunes pour le sport qui est très normal amatul boo demee marché HLM foofu c'est pire
c'est un quartier qui est pris en otage. Des gens qui voulaient avoir un cadre de vie paisible, mais c'est dañu dëpp seen kaw. Avec tout ce qu'il y a comme conséquence qu'on pourrait voir. Les abords de stade. Oui. dégg nga les abords de lieux de culte. boo demee par exemple fu mel ne Gueule Tapée. ci kaw canal bi nga xam ne une canalisation. loo xamante ne xawoon ko moytu un peu. par rapport ak ya cay génn war a mun a dem ci nit ñi moo gënoon mais nit ñi dañ ko def dëkk. et des effets secondaires yu grave. waaw les belles allées que nous avons. sont squattées. donc pour dire que y a les acteurs. qui le font il y a les lieux où ça se fait. mais les causes man damay wax ne. la cause fi ñu ko war a seetee nekkul rek daw songu leen nag dëggantaan. parce que booy xool Dakar c'est 0,3% de la superficie nationale. bu ñu doon wax Dakar ñeenti activité moo fi am benn bi. ci Dakar la xew dafa mel ne un quart de la population du Sénégal est à Dakar. kon bu ñu doon 4 millions 1 million moo ngi fi. on est à 14-15 millions. mais te léegi ñu ngi ci 15. waaw ma ne bu ñu doon 4 millions. bu ñu doon 1 million mi ngi fii ci Dakar. waaw ça dama bëgg pour kii déglu xam après li ma mooy. bu ñu doon 4 millions. benn million Dakar la nekk. dëgg la te Dakar aussi. bu ñu doon wax ne téeméeri mbir lay def 80 yi biir Dakar la xew kon 20 yi rek moo saaw ci Sénégal kon foofu dafa mel ne Dakar moo tëgg sabar oo waa Sénégal. da nga wàññi. parce que tamit aussi nit njëriñ rek la bëgg. dëgg la donc foofu il faudrait qu'on essaie de voir au niveau planification aménagement du territoire. suñu experts yi. fexe ba xam nga jóge ci àll bi ñëw ci taax bi. exode rural la tudd. dañu war a créer ce qu'on appelle l'exode urbain. fexe ba aménager beaucoup de possibilités. en dehors de Dakar. pour que nit ñi génn Dakar dem ci yooyu. waaw je pense que actuellement ñu ngi ci cette démarche par rapport à Diamniadio je pense que ça va peut-être prendre un peu de temps mais ñu ngi quand même ci démarche boobu. xam nga man li may wax très souvent dama koy wax mooy nous avons toutes les ressources du monde. Nous sommes assis sur des mines d'or et de diamants. Mais nous sommes des mendiants assis sur des mines d'or. Pourquoi? Très simple. Parce que toutes les ressources du monde, le monde a été fait. Adduna bi boo gisee lépp lu mu am ci adduna suñu dëkk yi lañ ko jëlee. te ba tey mu mel ne yàlla daf ñoo faral jeexul. ba tey fi nekk nii adduna moo ñu gën a seulement jeexul mais am na yuy ñëw. waaw ak yi ñëw mais ñun benn ressource kese moo suivrul. mooy nit ki war a am xarala pour transformer loolu. parce que en réalité suñu dëkk ñoo war a nekk des premières puissances. boo ko waxee dafay mel ne tu rêves. alors que les premières puissances du monde devaient être nos pays. Absolument. Mais c'est-à-dire que pourquoi ma wax loolu parce que le problème sur de l'occupation est dû à quoi? Parce que tout simplement lu ndaw waa Sénégal yëpp daw ci mais il faut qu'on invente l'occupation. waaw mais ci biir loolu dañuy dellu si waat monsieur Sy waaye tonton Lamine ma ñëw ci yow parce que li ñu fi wax yëpp dafa nekk ay problème comportement te loolu yëpp li ko lal mooy problème mu éducation ak comme ni ko madame Awa Ndoye Diop waxee xamle ne que lii dafa war a demee nii lii war a demee nii lii war a demee nii bu ko defee ku ne xam place ba nga xamante ne bi moom nga war a toog parce que tey ñu ngi naan dañu bëgg développer suñu dëkk yi développer yëpp gis nañ ko je veux dire les grandes capitales soo fa demee da ngay xam ne lii yoon la fii nit ñee fi war a jaar fii ñiy dawal vélo fi war a jaar et cetera te def naa ne ñooñu gënaluñu ñu intelligent te noonu bëgg tey bu ñuy citer benn dëkk bu mel ni Kigali par exemple mais ñu ne Sénégal te yaakaar naa ne la ñuy mëbët mooy ñu yegg ci. xam nga li waral loolu yaa xam mooy li gën a bon ci àddina ndóol ci xel gis nga soo ndóolee ci xel liy wàññeeku ci yow pour nga nekk nit doxal yoon war a tëral yoon aw ca yoon wa day jafe parce que ndóol ci xel dana dem ba yóbbu yenn manquement yi comme ni mu ko doon waxee léegi ci nit ñi parce que nit ñi la gis nga Diamniadio bi ngay gis yal na ñu fa yàlla yóbbu ci jàmm ak salaam boo moytul mooy raw yi sax Dakar parce que encore ñu on se rapproche en fait des villes. Tout à fait. Donc foofu aussi tamit bu ñu fa continuer tamit dundee nii rekk lay demee. moo tax ñuy sensibiliser. voilà léegi saafara bi mooy nit ñi seen valeur ya ñu amoon démb ak bërki démb ñu delloosi ko tey wéy ci yoon bu ñu ko defee rek ñëpp dinañ nekk ci jàmm. am na solo madame Awa Ndoye Diop parce que nu mu ko waxee ñuy wéy ci yoon parce que sànq am na sa benn intervenant bu ne lépp loo gis ci àddina dafa am réglementation te loolu la ñu war a topp ku ne bay sa waar ci li nga war a def. les acteurs bay seen waar. ñi nga xamante ne bi ñoo yore aussi li nga xamante ne bi mooy ville yeeg yooyu bay seen waar.
waaw xam nga les responsabilités sont partagées toujours dañuy wax naan bu amee problème bu ñu cherche bu ñu xool kan mooy coupable nanu jàpp ni que ñun ñëpp nous sommes coupables parce que bu ñu jàppee ni que ñun ñëpp nous sommes coupables ku nekk dina jéem a xool solution xam nga occupation de l'espace bi yëpp li ko gën a indi moom mooy exode rural bi alors que dañuy wax naan pensée globale agir local boo xalaatee loo xamante ni mën na développer commencer ko ci sa diwaan parce que yow da ngay xool ni que problème yi ñuy am fii nii par exemple biir Dakar boo xasee ba génn Dakar tuuti rek diggante parce que ba Diamniadio léegi c'est saturé boo yeggee côté Mbour rek problème yooyu amatuloo ko tali yaatu na ba biir Kédougou au fin fond de Kédougou boo fa duggee da ngay daw xotti lu bëri parce que tout simplement ñëpp dañu yaakaar ni que richesse bi fii la nekk après finalement am na ci yenn activité yooyu def occuper gêner nit ñëpp sax te activité boobu yàlla xam na ni jaru ko woon du lucratif ouais. Voilà après yow duñu xool inconvénients yi parce que boo critiquer kenn si le fait que mu teg fii affaire am et cetera moom daf koy jël pour sa personne xoolatul inconvénients yi ci am alors que nit ki mën na am malade war a génnee malaatam mu empêcher mu génnee ko nit ki mën na nekk ci benn urgence boo xamante ne extraordinaire après nga bloqué ko mu perdre fa combien de temps si loo xamante ni mënoon nañ ko éviter. Absolument. Donc problème de comportement la. Très bien alors que faut-il faire parce que wax nañ ñi nga xamante ne bi ñoom ñooy acteurs yi xool nañ un tout petit peu mais lan la ñu war a mën a def ba nga xamante ne bi dinañ revenir à la norme ça va être très difficile parce que am na ñu nga xamante ne bi pour ñoom fa ñu nekk seen ils sont dans leurs droits quoi. waaw man damay wax ne c'est le difficile qui est le chemin. C'est-à-dire que mbir mënul xëy ndar xëyul sotti. dëgg la et que je l'ai dit en filigrane sànq li ma wax. Au niveau du PSE wax nañ au niveau du plan d'aménagement du territoire. parce que xam nga solution du dañ koy inventer la roue on va plus la créer on la fait tourner. Tout à fait. C'est que ñun Sénégal li ñu am ci ressources en dehors de Dakar. mu mun a ñu am une dispersion géographique nga xam ne kenn ku ci nekk mën a génn Dakar dem sa localité dafa bëri. mais ñun ñëpp a ngi Dakar à ne rien faire dans l'arrière-pays. Les grandes capitales dont vous parlez tout à l'heure mais ils ont de grands arrière-pays xam nga ces grands arrière-pays et ces pays dits grands comme yeneen pays mbay sàmm napp te ñun nous avons la chance d'avoir napp xam nga léegi ñun bu ñu jëlee de façon très harmonieuse je waxuma ay or ay diamant ay pétrole yooyu yëpp waxuma ko mais li am solo mooy kenn ku ci nekk dem jël la plus grande richesse qui est la terre da nga wax bu ñu régler le problème de l'autosuffisance alimentaire ñëpp ay génn xoolal tout ce qui est chaîne de valeur au niveau de l'agriculture nga xamante ne mujj ga kaw-kaw yi ñoo waroon nekk ñu am alal bay dimbali ñi ci taax yi léegi ñun bu ñëpp ñëwee ça c'est une conséquence li ñuy wax ni c'est une conséquence bien que dara rafetu ci avec insécurité bi saleté bi tout ça dara rafetu ci xam nga mais la cause lan la suñu experts yi nga xamante ñoom la ñuy jël xam-xam ne leen def leen mais pour man erreur bi ci ñoom la tàmbalee pourquoi très simple xoolal Dakar jafe-jafe yi ñu am on crée de nouvelles villes juste à côté de Dakar ay Kër Massar unité 14 mais c'est le même problème on devait s'inspirer sur les problèmes qui sont ici pour pouvoir élargir kon pour que suñu experts yi kon ça pose un problème et qui revient à dire le problème de l'éducation et de la formation de nos experts xam nga actuellement li xew Dakar moom ñun xamuñ sax danger et c'est une bombe ñaanuñu ko mais c'est une bombe qui est là xam nga ñëpp a ngi fi 25% d'une population qui se confine sur 0,3% d'un espace ñun bu ñu xamul danger bi kenn xamul dara ces politiciens qui sont en train de bien dire ok mais qu'on parle d'aménagement adéquat de l'espace. Absolument. xam nga leneen lu ma mun a wax. te waxuma lii. te taxawuma ci lii. dama wax solution dëbb daaxe maintenant. bu amee solution dëbb daaxe nag maintenant qu'est-ce qu'on va faire. C'est que au niveau de chaque collectivité locale. nous en avons un certain nombre. Oui. On appelle les acteurs ñu waxtaan nag ci lu yella. commune bi commune Parcelles commune Yëmbal commune kenn ku ci nekk nga oo acteurs yi ngeen seq kii bi. gaañi problème baa ngi lan mooy solution bi. Exactement. Et de là ñu réfléchir sur une solution ponctuelle. Absolument. La ponctuelle n'est pas la définitive. xam na ñu réfléchir après jéem a doxal. mais la grande des solutions. c'est de faire un plan d'aménagement boo xamante ne PSE wax na ko. te Macky comme je dis très souvent il a une grande vision dans le PSE. qui est très pertinent mais il n'a pas les hommes de la matérialisation. Alors on va terminer Madame Awa Ndoye Diop. waaw man peut-être fi may terminer rek moom mooy fi muy jeexalee foofu laay terminer mooy implication population bi ci solution yi. ci solution bi parce que nit ki boo koy servir plat. da nga koy wax njëriñu plat bi. Absolument.
te problème boobu ñun instant bii nii moom la ñuy am dañuy ñëw ne la defal te xamuloo lan ngay def donc on a mis les charrues avant les bœufs nanu renverser waat tendance bi ñu xool ni que même population bi problème loolu noonu problème la ci ñoom te ñoom tamit ñi ngi wut ay solution je pense que am na ci benn activité bu ñu mëne woon avec pour ne pas le citer avec une institution de la place bi ñu bëggee impliquer population bi dañu wàcc sur le terrain absolument et ça def atelier ak population bi te solution bi population bi ñoom ñoo ñu ko génneel on a résolu le problème alors donc nañ leen impliquer on va terminer monsieur Sy on va terminer oui peut-être un dernier message par rapport ak occupation anarchique bi nga xamante ne bi yaakaar naa ne ñëpp la c'est-à-dire que même au niveau des maisons des quartiers et tout je pense que loolu ñëpp ngi koy subir peut-être un dernier mot encore continuer à sensibiliser les populations et xool naka la ñuy def pour saafara ko parce que comme on le dit ces grandes villes là ont besoin d'être aérées quand même. Exactement mooy li may wax rek je le dis faire ce qu'on appelle le développement endogène bay sa way tànk et fexe def des ateliers et dans ces ateliers on va essayer de voir les acteurs boo xoolee ñi nekk ci marchand ambulant yi da ngay jàpp nii rek la mais ñi ñoo ngi ay daayira ñoo ngi chaque fois am nañu benn kuréel bu ñu teg yow léegi nga seet bopp kuréel yi nga oo leen nga jox leen gëdd muy ñi nga xam ne ñooy concevoir ñiy xalaat ak ñiy jëf ak ñi nekk ci digg bi toutes les autorités c'est ce qui est en charge de l'environnement police il s'agit pas de faire dans la répression parce que nit ki boo ko dàqee mu daw ñëwaat taxaw dëgg la da nga wax ji parce que fexeel ba moom mu accompagner la ci solution yi nga xam ne boo fi nekkul moom mu mën ko def mais pour ça on fait un atelier de diagnostic d'abord ñu ñëpp ñu àndoonoo ne lan lii mooy jafe-jafe bi loolu mooy li njëkk ba pare ñoom ñu àndaat ne lii mooy solution yi ba pare ak les mesures aussi de contrôle et d'accompagnement et vous allez voir que les solutions vont se faire mais revenir pour dire que c'est une solution ponctuelle la définitive c'est quoi faire en sorte que nos experts yi demoon jàngi ji bitim réew ñu war ñu ne jàngee ñu bitim réew sinon on va dire que c'est des médiocres donc loolu la très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax très engagé te loolu yëpp lañu ci bëgg mooy ñu développer suñu dëkk te comme ni ñu koy waxee dafa am ay réglementation ak ay normes yi nga xamante ne bi si la ñu war a taxaw oto dafa am fu mu war a jaar nit dafa am fu mu war a jaar implanter ay mbir pour sa commerce dafa am fu mu war a jaar te nag sànq même ki représenté maire bi moo ngi koy wax da ngay dem mairie ñu nga laaj leen est-ce que fi nga war a teg sa ay bagages est-ce que foofu war nañ faa teg wala déet defe naa loolu yëpp dañuy bugg rek àndandoo pour que nit ku wàcc aéroport gis ne que Sénégal vraiment dëkk bu nga xamante ne bi lépp dafa jaar yoon te defe naa ne ci suñu mbébét la te ñu ngi ñaan yàlla vraiment loolee ñu yegg ci bu baax a baax mbokk yi ñu ciy gërëm bu baax a baax madame Awa Ndoye Diop waaye nag di sant di gërëm bu baax a baax ki nga xam ne moom mooy invité am di monsieur Alioune Badara Sy consultant en sciences sociales coach en communication et en stratégie d'entreprise mu nekk ku nga xamante ne bi macha allah daal indil nañu ay xam-xam yu nga xamante ne bi ni ñuy góorgóorlu sukkandiku ci ba pare di continuer sensibiliser parce que comme ni mu ko waxee yaakaar naa ne terre yi bëri na Sénégal te mën nañu sukkandiku aussi ci li nga xamante ne moom mooy mbay mi 0,3% bu nga xamante ne bi ci superficie Sénégal moom la ñu occupé presque un quart de la population yaakaar naa ne loolu dinañ ci ñëwaat gën a xool naka la ñuy def pour sunu Sénégal gën a jëm kanam mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci seetaan bi ngeen di seetaan émission tam-tam ñu xuus nag ci li nga xamante ne bi moom mooy hijab du jour ànd ci ak mage magique ñu xool tey lan la ñu indil mbokk yi dellu si waat فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
ñu ngi gërëm bu baax a baax suñu mannequin bi di Amina vraiment Mage saa su ne dañuy kontaan parce que vraiment yi nga ñuy indil dafa am solo waaye dafa mel ne tonton Lamine xawul kontaan mais dinaa ñëw ci moom mais xëy na nga ñëwaat ci li nga xamante ne bi tey moom nga ñu présenté te ñu gis ne léegi ci hijab yi saa su ne dañuy def léeg-léeg li nga xamante ne bi moom mooy ay bijoux te mu ciy rafet lool budgétaire la dafa rafet surtout bu nekk da ngay dem si yenn cérémonie boo xoolee am na boo xam ne c'est pour mariage la boo xale tonton Lamine bi moo ko def na fi Lamine budgétaire bi bu bii nii boo so comme ça exemple daf lay permettre bu nekkee cérémonie dafa am code yoo xam ne moo nga war a kolo bu nekkee yenn yére yi ngay dem boo xoolee jour 31 décembre bi soirée spéciale bi dama defoon budgétaire parce que jour bi moo ko laajoon absolument léegi nag lii dafay aider pour nit ñi comprendre kañ lañu war a def budgétaire ak kañ lañu ko war a def te Amina comme ni ma ko defee kagun mosoo ci kaw moom la def mais di cay yokkaale benn budgétaire nga xam ne feeling la ciy nekk léegi hijab bi moom loo neex mu nga sol ak kagun bi ak musóor ak loo neex mu nga ko def absolument alors tonton Lamine ñu ñëw ak yow nag parce que xam nañ ne ñi ngi xaar Nafi waaye Nafi dina dellu si waat waaye nag suñu xarit bi tamit gis nga ne vraiment ba mu indi tey macha allah tonton nag wax dëgg yàlla macha allah ga mais xam nga benn moom bu xasee ba ni benn rek benn lay doon man li ma lay kii mooy yokkaay yi nga ciy wax ak yooyu te gis naa ko muy piis sax quoi voilà piis alors monsieur Sy gis nga nekk vraiment léegi Sénégal tendance bi nekk na ci muuru alors RTS2 a choisi vraiment ci bés bi saa su ne ñu indil leen ay façon parce que nag wax dëgg yàlla ñu ngi góorgóorlu ci fashion bi ñu ngi góorgóorlu ci matière yi ñu ngi góorgóorlu ci décoration bi pour gën a rafetal li nga xamante ne moom mooy muuraay moo am solo waaw loolu ñu ngi koy rafetlu parce que booy xool télévision dafa am influence bu baax ci askan dëgg la booy xool boo jëloon tey benn filmu xale nga teg ko une semaine dañu gis xale yëpp bu ñooy bokkandoo def loolu dëgg la ni ma am influence ci xale noonu la amee ci ñëpp parce que le génie si vous voulez de la télévision kon donc ñoom bu ñuy amee di seetaan yeneen xeetu defin ba di ko jël kon yéen boo leen gàttandoo jël suñuy defin yi nga xam ne ñun moom la ñu aada ak cosaan di ko def lu rafet la te loolu war ngeen ko gën a yaatal parce que am nañu suñu maam yi ay nguuk ay xeet yoo xamante ne bu ñu ko dellu siwaatoon bu ñu mat sax ñuy xool leen di jigaane ñoo ngi leen ci rafet loolu ñoo ngi koy rafet jërëjëf alors Awa gis nga saa su ne li nga xamante ne bi ñoom ñu koy indil te comme a dit Mage je pense que ci côté fashion bi ñoom itamit ñi ngi wëyal parce que la dernière fois ay nous a amené benn mannequin boo xamante ne bi elle est d'origine somalienne je pense mais américaine nga xamante ne bi elle est très prisée actuellement dafa muuru mais vraiment ak yëre yi muy àndal waaw mi ngi def liggéey bu jéggi dayo États-Unis te xam nga loolu dañ koo soxla surtout Afrique daf ko wax ñun côté décence bi dafa am solo ci ñun lépp nag si lépp donc c'est très joli et puis c'est très fashion comme ni nga ko waxee di nga mën a dem ak moom fu nekk et tout ça en tout cas ça nous encourage et ça nous donne encore plus envie de faire très bien en tout cas voilà félicitations Mage ñu bàyyi la Mage nga remercier ok merci bon je remercie tout le monde particulièrement ma maman en même temps de remercier Tafatou madame Diarra de la wax félicitations ci décoration bi ñëpp kontaan nañu bon Juma Fa Aïdara moo jaaraat fii habillement bi voile et tout numéro de 77 567 83 21 de remercier Amina ak Nafi en même temps tamit de remercier Salon Mamita pour make-up bu nice bi très bien ok merci en tout cas ñu ngi lay gërëm plaisir de te retrouver inchallah la semaine prochaine merci mbokk yi ñoo ngi leen di sant encore une fois di fàttali canal 5 bu TNT RTS2 émission Tam Tam mbokk yi ma dem régie dellu si waat nag ñu recevoir invité tonton Lamine Ndiaye ñu dem dellu si waaw soxna si ay affaire de chérie dafa am ci plateau bi na mun naa ko nag déedéet kay waaw en tout cas tonton Lamine daal man daal xam naa ne du ma ci sax wax parce que dégg naa fi ay histoire de chérie voilà sa invité surprise ango waaw man day li ma ko bëggoon laaj rek mooy waaw lu tax mu ne maa tey nopp la kàddu googu fan la ko teg d'abord damay nuyu ñi ma fekk ci plateau bi nuyu yaa xam di nuyu sama tonton sama tata nuyu sama chéri waaw di nuyu waa Bargny parce que man Bargny laa dëkk très bien waaw nuyu waa Bargny nuyu waa Maabo sama origine papa déjà di nuyu waa Sénégal gépp ñi seetaan ñëpp ñu ngi leen di nuyu di wax question tonton Lamine bi chéri maa tey nopp la ça veut dire que ni kon clip bi ni ñu ko defaree rek ak way bi ni mu bindoo ngay nopp ku la xaw a mag tuuti nit ñi duñ ko apprécier. très bien en tout cas mbokk yi dañuy kontaan vraiment di recevoir Yacine Mboup nekk woykat bu mag bu nga xamante ne bii yaakaar naa ne ñun ñëpp àndandoo gis clip bi duñu def rek lu dem xool mais vraiment tonton Lamine toujours égal à lui-même vraiment excellent
acteur ci biir loolu nag mbokk yi ñu dem xool dellu si waat mën na nag yaatal waxtaan. waa Abi dégg naa Yacine bi fi génn sànq bi jëkkëru paa bu màgget mu am. Yacine lu ko jaral li dégg naa buy dox day jàpp ndig. ay waay Yacine nekk xale ni mën naa wax paa. dama choqué ma. loolu dara nekk yow mooy paa yi rek ñoo fi nekk tere xale yi. bu la dara métti maa fay dem nànk xool paa ba nam mel. dina la wax lépp. yóbbaale ma bàyyi ñu ànd. dangay dem damay dem kay. coofali noonu. waaw sama bëgg baa ngi nii. pare ko ba léegi. fay na xam nga dafa lu gaaw a dem. jaaw dina la xaar. C'est pas possible. Kii kan la. ay sama loxo yi. Chéri ma tey nopp la. Chéri ma tey nopp la. ku mer matal sa bakkan waay. waaw sama fekkee may tànn be jaaw. ndeysaan bul jaaxle mbëggeel la. wallaay maa ko tànnal ba ñu lalal ko ba xam lu ci waay man. wallaay. Lamine ma tey nopp la. ku mer matal sa bakkan waay. waaw waaw. loolu man sax man woyal naa ko kooku
nee naa ko chéri maa tey nopp la xam nga suñu ku kër mel yi matal sa bakkan waay dafa ci am ñoo xam ne Et puis toi, tu chantes ci bien. dëkk dëkkuñu fii ci Sénégal yi waxatuma la ak Dakar yaa ngi dégg Yacine ñoo ngi lay gërëm di la sant di la féliciter aussi tamit ci clip bi tonton mën nga ma may quelques dédicaces parce que tonton Ba bi nekk fii di def fii technicien vidéo dafa waxoon sax ñu bàyyi musique bi ba mu jeex waaw samay toox yi doon dong la bëggoon mu fekk léegi sama caméra woman bi sànq ba léegi mu ngi fecc moom kenn wax ko mu fecc de waaw di ko may Mahfous waaw waaye xam nga groupe bu seytaan gi ngay wax sonal nañ ma di ma laaj naan ma ndax dama ko takk wala kii tey nag dina leer tonton jarul setal non mi ngi nii jëmm jàng ñu toog waaw mais tonton en tout cas mu nekk léegi man li may kontaan vraiment Yacine ñu ngi lay dalal jàmm di kontaan ci vraiment li nga xamante ne bi way bi def na buzz en fait au Sénégal non seulement à travers la voix mais à travers le clip bi nga xamante ne bi je pense que c'est des faits de société ñu nga xamante ne bi yaa ngi koy relater alors mu nekk vraiment artiste bu nga xamante ne bi tonton defe naan dañuy koy bàyyi ñu présenter ko wala nga présenter ko parce que téléspectateurs yi découvrir nañ ko parce que man c'est un peu gauche mu toog ma toog ñu war a wax ci kii bi très bien alors ñu bàyyi la nga présenter wu déjà Yacine waaw déjà Yacine benn jeune fille la bu dëkk Bargny Géej juddoo Bargny yoroo Bargny màggee Bargny waaye sama origine mooy Saloum fu dëkk bu ñuy wax Maabo d'accord waaw fa la sama papa dëkk mais sama yaay moo dëkk Bargny très bien léegi Yacine kañ nga dugg ci woy bi et tout ak vraiment morceau bi nga xamante ne def na buzz voilà kañ la affaire bi éclaté ok man bi may nekk xale laa commencé woy d'accord waaw parce que dama judd ci famille boo xam ne ay géwél lañ sama yaay géwél la sama papa géwél la kon day yomb pour nga way parce que seen kër bu amee ay sabar am ñiy fecc ñii di woy ñii di taasu kër ngéwél daal xumb rek neex nga nekk xale bu ndaw loolu dalay topp loolu nag yaakaar naa way yooyu ñoo ma topp parce que sama famille papa ñoom dañuy way mbir na sabax lañ dëkk waaw ñoom dañuy way sama côté yaay dañuy tëgg aussi dañuy way parce que maam Juga Jeng man sama maam la aussi dama bokk foofu tamit waaw dañu bokk fële ca Juga Jeng waa Bargny dañu bokk très bien ñun def nañ fa passage xam naa ne inshallah RTS2 dina ci ñëwaat waaw li ma ko bëggoon laaj mooy noo def ak Pape Diouf bi mu déggee woy bi waaw Pape dafa kontaan apprécier ñaan parce que boo nekkee xale mu nekk sa ginnaaw di góorgóorlu topp say tànk di la jàppale si li ngay def da ngay kontaan bu génnee lu neex Sénégal yëpp apprécier que da ngay bëgg. On rappelle que choriste Pape Diouf. waaw en même temps maa ngi ci ginnaawam di ko jàppale. très bien alors laata ñuy dellu si waat ak tonton Lamine bëgg naa nga am loo ñu woy parce que da nga ne kër ngéwél nga nekk léegi am na ay woy cosaan yu nga xamante ne bi yaakaar naa ne boo ci ñëwoon téléspectateur yi dinañu gën a xam li nga xamante ne bi moom mooy voix bi. dëgg la ayca. Faridaake fu ma yendoo di la waxtaane doo fa ñaaw joor bigee anta maali gën a baal sankaay sira jooja mbeñ maamu jigéen boob amet bi néeg su kuy ci goy lingeer ñooy samay maam kéwéy sama yaay waaw alaaji bigee sama baay mbam ci si ñaari jaari mana cel bay baa nga des mbay dem baag maa ngoro may samay maam. tonton Lamine wooy balaa muy neex nga am loo sentir dafa mel ni yaram yaa ngi commencé daw parce que léeg-léeg cosaan boo ci duggee dafay xaw a doy waar tonton Lamine. waaw mu nekk loo xam ne nii am na solo trop mais musique bi foo ko jàngee. waaw musique man nag dama dem école des arts. dem naa école des arts avant boobu def naa relève bi. d'accord relève bi émission bi doon am TFM. ok bi TFM di doogu ubbi. d'accord émission relève bi Pape Cissé organisé woon. oui bokkoon naa ci bokk ci ñi gagné. très bien léegi ma jógee relève bi. dem école des arts. jaar orchestre national. très bien bu Sénégal jaar naa fa. en même temps bi ma jógee foofu ci laa dem ci waa presse art. ci la ma Ibou Ndour récupéré. très bien pour produire mu defal ma album. yow yaay fental sa bopp say woy. waaw man maay fental sama bopp. damay fental sama bopp. mais aussi am na sama benn nijaay bu ñuy wax Njawar aussi daf may fental. léegi lan moo waral morceau bi nga xamante ne bi clip bi gis nañ ko joué nga ak tonton Lamine lan moo waral morceau bi est-ce que histoire vécue la wala da nga gis ay nit yu ko dund nga bëgg a relater fait boobu. waaw gis naa ñu ko dund ñoo xamante ne ñu ma jege la. d'accord waaw gis naa ko dund ko xam ne ko ma jege leen sama magu papa la. dafa takk benn xale bu ndaw kër ga yëngu.
d'accord waaw ki mu takk ñoo ay doomam ñoo maase kër ga yëngu histoire ba Loolu jàppal ça arrive bàyyi souvent. waaw kenn paa bi doo comprendre mënu ko arranger parce que moom bëgg na xale bi xale bi bëgg na ko doom yi ñu ngi naan waru ko takk parce que kii du aasam ma ne après way boobu bi ma ko bindee texte bi man ak tonton Jabar automatiquement sama xel dafa dem foofu ndeysaan parce que dama xam ne sama papa bi moom dund na ko am na ñeneen ñu ko dund ñu dund ñoom te xam nañ ne mag ñi bëri nañ yërmande de mag ñi noonu nga ko gisee mag ñi bëri nañ yërmande de Awandoy voilà trop jëkkër da lay mag boo leen tolloowee réflexion rek du baax xeex yi day bëri te boo leen moytuwul kër gi ñaari buntu lay am pour bu la sa làmmiñ jiitoo balaa muy yegsi rek nga daw génn alors damay ñëw ci sunu invité monsieur Alioune Badara Sy maa ngi koy fàttali di consultant aussi en sciences sociales ci côté social bi nga gis ne que chaque fois dañuy wax vraiment changer les comportements transmettre des messages et je pense que ce genre d'artistes ñoom vraiment c'est des porteurs de voix et bu ñu gisee lii je pense qu'ils y arrivent. waaw dafa am benn borom xam-xam bu tudd Marshall McLuhan dafa ne message is message nee na boo jëlee kàddu sànni ko kàddu boobu tàmbali na soppi xar kanamu ak xelu ña koy dégg te doole ci wax ne message is medium mu ne loolu pour nga mën ko def da nga koy jaarale ci canal bu baax et ñoom ñi artistes yi ay c'est des porteurs de voix c'est des canaux très puissants absolument de démultiplication de messages et que boo xoolee apartheid bi mu fi xewee artistes ci monde bi notamment Youssou Ndour ñoom Omar Pène bi ñu ci waxee le monde a été sensibilisé et rapidement l'apartheid a trouvé solution absolument kon donc ñoom seen baat fa mu toll kawe na te pour wane doole way da nga koy xool ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam am na benn waa ju ñëwoon wax ju ñagas mu ne foo leen ko fekk rey leen ko waa ji dem masque wu ñëw taxaw wax lu kamal mu jël mantom sànni ko waa ji dindi masque bi yëg Rasulullah sa mbaal ko xoolal Sëriñ Tuubaa Sëriñ Musaa Ka la mu ko wax kon dire que way dafay am doole surtout way boo xam ne dafay jëm nag ci yar yeete am na ko wax way bu yaru way bu yarul yeetewul day naxe et cetera pour dire que ñoom c'est des canaux puissants nañu xam nag ñoom lañ yor ñu ciy way li war ndax waa ji nee na ku neex baat te way Rasulullah sa sam sànni nga sa kàddu te wax dëgg way Rasulullah sa sam la moom ci dëgg rek la nekkoon dëgg la tonton Lamine bi ñu defee clip bi ba pare dégg nga ay wax yu bari waaw loolu mënul ñàkk parce que déjà da nga ne artiste la ngay ñaan yàlla siiw nit ñi xam la loolu mënul ñàkk loolu mënul ñàkk parce que man après sama téléphone da doon sonné tout le temps Yacine Ba bi dana tax est-ce que dëgg la léegi kon tey dañu dugaloon benn teaser pour wane ne Lamine Ndiaye daf ma takk man bëgguma woon dindi ko ni loolu amul quoi dëgg la léegi ku ma laaj buzz la quoi maa la dafa am dëgg la que defi nga ne mu yow Yacine yow dëggantaan Ba bi dana takk léegi ma ne wala moo am ci Ba bi yow Lamine Ndiaye moo la takk kon ma ne waaw alors tonton Lamine ñu ñëw nag ci li nga xamante ne moom mooy carrière bi nga xamante ne bi wax dëgg yàlla door na te nag mi ngi toujours derrière l'artiste Pape Diouf que nous saluons d'ailleurs waaw loolu dafa nekk loo xam ni sax lu am solo la parce que lépp nag gannaaw wax jee gannaaw clip bee gannaaw lépp carrière bi mu tëral fi mu nekk nii dëgmal ko te ñu ko ci ñaanal yàlla yàlla na ko ci yàlla jàppale bu baax a baax dimbali ko ci sax laa war a wax parce que mooy kàddu gi nga xam ni suñ borom ma ko moom léegi nit ñi la war a jàppale yaa ngi Prince Art naka la ñu tabaxee léegi sa carrière waa Prince Art ñoom nag seen liggéey dañuy def tenkam dañuy def ndànk parce que bëgguñu yàkkamti loo xamante ne su génnee sénégalais duñ ko apprécier parce que déjà génn nañ benn single Siri Matoy Nob la sénégalais yëpp bëgg ko d'accord apprécier ko léegi ñun dañuy def bu ñuy def album dañ koy def ndànk liggéey ko donc fu mu nekk nii benn single bi nga génne waaw benn single bi lañ génneegul si album mais album la waaw album la d'accord est-ce que mën nañ ñëw un peu ci yeneen thèmes yi nga xam ne abordé nga ko ci album bi waaw mu ngi wax ci kii mu ngi wax immigré ci kii bi wax na immigré ñu ngi wax ci wàllum location bi d'accord waaw yu mel ni thème yooyu ñu ngi ko ciy indi très bien wàllum immigré location di wax aussi ci yaay xam nga yaay moom moo ëmb lépp sànq ñoo ngi koy waxtaanee fii léegi ñëwul may ma tuuti ci yaay mu nekk exclusivité pour ñun parce que yaay ci maa ngi ciy wax naan ki nga xamante ne xamagoo dara mënugoo dara waaw way ko yow tamit yow yaay sama yaay am ma juróom ñeenti weer yàlla mënoon na laa jël yaay te defu ko bi ma juddoo xaw ma dara
yow yaa ma daan te waaw ñu dagg ko foofu parce que xam naa ne exclusivité la justement pour la RTS2 nga ñamal ñu ci tuuti mu nekk album boo xamante ne bi Yacine Mboup l'artiste invité du jour donc mosal nañu ci album bi nga xamante ne bi mi ngi waaj a ñëw tonton Lamine gis nga wax ji bi dafa nermeelal bopp pare parce que man dama xam sama waay non yo tu as vu bon c'est pas grave quoi léegi moom ni mu ko doxalee baax na trop sax Yacine lan nga gën a bëgg sa àddina tey sama àddina li ma gën a bëgg li may ñaan yàlla mooy am ba fay sama yaay ak sama papa feeñ nga waaw loolu daal bokk na ci li may rêvé yóbbu sama papa màkk parce que kon man bokkatuma ci léegi non da nga ma laaj nga gën a bëgg parce que sama papa dafa bëgg Seydina Mohamed non man gannaaw les parents kay gannaaw doom yi mu am tuddee ko Seydina Mohamed macha allah may ñaan yàlla lii may yëngatu ni yàlla yokk ma ci ba ma mën koo teral yóbbu ko Makka mu ziyaara Seydina Mohamed defe naa ne Seydina Mohamed de lu te man de Seydina Mohamed la waaw moo tax nag xam nga yàlla dafa boole Nabi Yacine Mboup ak Mamadou Lamine ñu waaw xam naa ne ci biir loolu léegi ñu amati li ñu wax waaw léegi ci biir loolu defe naa ne di nga ñu préparer parce que bu ñu invité woykat dañuy namm baat bi en acapella parce que loolu daf cee am solo yaa ngi wax sallallahu alayhi wa sallam ci bés bu ñu ne yaakaar naa ne xëy na tàggu ko dans quelques instants dana war a baax ñu terminer ko émission bi mbokk yi ñu ñëw ak yéen nag ci Vue sur la toile. xale yow laay waxal yéen xale ku leen wax kaay ma may leen tom nga bañ ku leen kaay may leen saafara nga bañ ku leen wax kaay ma may leen juróom nga bañ ku leen wax kaay ma may leen fukki dërëm sax nga bañ yaa ngi dégg loolu baaxul foo ko defee dañ lay sàcc yaa ngi dégg waaw ñu laaj nag suñu invité monsieur Alioune Badara Sy lan nga gis ci Vue sur la toile bi waaw li ma ci gis mooy actuellement nous avons une grande problématique au Sénégal c'est celle de l'insécurité tout à fait xam na te am na ci yoo xam ne bees na ci Sénégal jaaxal nañu te lii ngeen def nii lu ci ama solo la pour kenn ku ci nekk bàyyi xel ne am na ñu fi ñëw indi fi yu yees yoo xamante ne dara gënu ci Sénégal kenn ku ci nekk war nga taxaw boo fa ooyee sa doom gisoo ko rek boo yuuxoo gisoo ko rek dama seet ci la mu nekk ndax nit ñi ki lay yoot bul xam kañ la lay yoot beneen affaire tamit aussi il faudrait que tamit aussi waa police tamit jàppale ñu ñoo ngi seen liggéey naam waaye làbbali fas nu mu tudd baax na ci nu mu tudd daw fas ñoom ñu gaaw parce que ils ont tous les instruments de connaissance des choses ñu mënuñu ko xam nañu fexe dimbali ñu ba fexe ñi koy def bu dee ay réseau ñu démantelé ko teg leen des sanctions à la mesure des actes qui sont je pense que par rapport ak li nga xamante ne bi mi ngi xew je pense que service de sécurité yëpp ñoo ngi ci parce que ñoom itamit defe naa ne duñu faral di fësal tellement li nga xamante ne ñoo ngi koy def mais chaque fois bu problème amee ñi ngi ci xuus di xool naka la ñuy def pour saafara ko en tout cas ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax mbokk yi di fàttali nag suñu invité monsieur Alioune Badara Sy consultant en sciences sociales coach en communication et en stratégie d'entreprise ñoo ngi lay sant di la gërëm un dernier message par rapport ak occupation anarchique bi très rapidement en quelques mots. Au risque de me répéter c'est déjà que ñi nga xamante ne ñoo am en charge l'aménagement nu mu tudd urbain nañu fexe waxtaan ak l'ensemble des acteurs parce que lu mu ci mën a doon nous sommes un pays de dialogue lu mu ci mën a doon ci kaw waxtaan la bu ñu def aucune solution de répression beneen affaire tamit boo xam bëgg naa ko ci wax mooy les structures yi ñuy def les recasements nee naa loolu erreur la parce que erreur la mooy man damay nekk fii nga recaser ma oo sama ñeenti frères yu nekkoon ci àll ba te fasuñu woon yéen a ñëw kon donc c'est une façon d'appeler encore nu mu tudd la ressource humaine nu mu tudd en ville loolu tamit il faut l'éviter il y a une agence qui a été mise en place bu ñu ko dindi mais ça il faut vraiment xam ne c'est une erreur parce qu'il risque de faire appel alors la ma jàpp daal ci la nga wax mooy nañu jéem a xool waxtaanee ko avec les acteurs et tous les responsables pour que occupation anarchique boobu mu mën a dañ parce que dafa important pour nos villes la ñu ngi remercier bu baax a baax madame Awa Ndoye Diop toujours un plaisir saa su ne da nga ñuy indi am na njëriñ merci beaucoup et je te retrouve la semaine prochaine inchallah merci beaucoup maa ngi lay remercier bu baax Yaxam di remercier aussi sunu équipe bi nekkoon sur le terrain l'équipe du cabinet Active Consul bi ñu tax a toog fii di ñaaxaat rek comme d'habitude ni ñu koy faral di waxee rek la communication est la base de toute relation bu ñu communiquer wul on va pas trouver de terrain d'entente
s'entendre et comme on le dit c'est pas l'argument de la force mais la force de l'argument. Tout à fait tonton Lamine ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax saa su ne di kontaan ci vraiment artistes yi nga xamante ne bii yaa ngi koy indil mais vraiment comme ni ma ko waxee rek daal acteur comédien yow kenn waxatu ko macha allah. ma di la gërëm di la sant dellu si waat rek vue sur la toile gone gi ma gisee dafa yedd mag pour ñu bañ a càggante ci ñu am càggante ci seen doom parce que njureel dafa fort absolument foofu laa koy dagg yam ni def naa junj doy na borom xel di remercier sama invité bi sama chéri bi nga xam ne Dakar geeg Sénégal geeg Espagne Italie fu nekk man mii la ñu gën a léjal sax di ma laaj mais loolu gën parce que bu ma ko iñaane woon tey ci loolu wala ma nekk di kaas ak moom li tax ngeen woon ne ma li tax kii bës bi am na ñoo xam ne sax dañ ne waaw waroo def ni kii mais moi ça m'est arrivé aussi hein oui mais loolu boo xasee ba siiw rek c'est fini quoi exactement te moom dafa nekk ci tànk yoo xam ne nii toafakal macha allah yal na ko yàlla yóbbu ca kanam a kanam amiin te gisaguñu dara amiin yàlla baax ca kanam la ñuy gisaat leneen amiin en tout cas Yacine ñoo ngi lay gërëm di la sant franchement di la ñaanal bonne continuation te xam naa ne du ñàkk ne ak RTS 2 dina am yeneen mbir yi nga xamante ne bi dinañ ko ñëw ak yow waaye comme na ma la ko waxee damay tàggoo su ko defee yow nga terminer ak vraiment sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi maa ngi gërëm di sant toutes les équipes techniques dama koy wax saa su ne su dul woon ñoom defe naa ne du ñu mën a toog fii du ma mën a lim ñëpp nag waaye nag di remercier ki nga xamante ne bi mooy Sali Anne la brosse di jaar saa su ne ci bopp bi 77 537 67 68 leen jox rendez-vous inchallah suba pour beneen émission tam-tam ñu terminer ak suñu xarit Yacine Seydina Rasulillahi fakirin bi maanaam ci barkeem la ñuy amee lu waay jàpp na bi gën Seydina borom bay reeratu or ba ca Medina yi di nelaw bàyyi Faatu Bintu bàyyi Umu Kalsoom bàyyi Roxaya yaa Rasuulallaay yaa Xabiiballaay di ko may Mamadou Lamine sama chéri. On vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.